maaleykum mbokk internet KS TV ginnaaw bu ñu leen nuyoo di amaat mbégte ak contentement di leen dalal fii ci KS TV Sénégal tey nekk seen sujet du jour ñu ngi nar a waxtaanee wàllu suicide yi nga xamante ni dañ koy gis ci réew mi mooy nit ñi nga xamante ni dañuy faat seen bopp ci ay anam yu doy waar di pendre seen bopp ñee di dem bay reeri seen bay naan loo xamante ni da leen di lor kon nag tonton woon su baaxee ñu dox nànk ci askan bi laaj leen seen njàngat ak seen xalaat seen gis-gis ci anam mi mu mel. tur bi ak sant bi. man Billy laa tudd Billy. Billy tey ñu gis Sénégal des fois dañ fi nemmeeku ay mbir yu doy waar muy nit ñi nga xamante ni dañuy xaru tey en tant que citoyen sénégalais ban ñàngal nga am ci loolu. li am moom doy na waar quoi parce que des fois da ngay gis ay cas yoo xamante ni yow mosu koo gis bu nga juddoo sant rek sa bàyyi parce que tamit yéen ñi tamit ñàkk gëm yàlla rek moo koy indi parce que nit su amee iman ak gëm yàlla am si lu mu tënku rek yu bëri du ko dina ko jomba def quoi mais tamit nit ñi léegi ñoo gëmatul yàlla ba pare nañ amee xaalis bi dafa doy waar. formation yaa ngi fi góor jigéen yaa ngi fi bëri na daal ay choses yoo xamante ni moo yàq Sénégal te instant ñu ngi si mujj jamono ñu ngi si mujj jamono nit ñi daal nañ doylu li leen yàlla jox ci wërsëg ñu doyloo ko gëm yàlla yéen ñi ngay gis ñëpp ñàkk gëm yàlla kese moo koy indi mais nit boo gëmee yàlla am kilifa non yu bëri doo si dugg waaw yu bëri doo si dugg. macha allah kàddu yi am na solo ñu ngi lay jaajëfal baax a baax. waaw ok di leen jaajëfal yéen tamit seen kanam bi yàlla na jëm kanam. tur bi nan la. maa ngi tudd Mamadou. Mamadou ñu gis ne léegi Sénégal dañ fi nemmeeku lu doy waar loo xamante ni mosuñ kaa xam mu bëri léegi lool muy nit ñi nga xamante ni dañuy dem di xaru ñenn ñi di dem bay wax ne gëmm di yàlla la ñenn ñi di xam da ngay dem ba décourager sa vie mooy waral ñooñu di ko def tey ban njàngat nga am ci loolu. njàngat gi de gisee wu ma ko leen lu ñàkk a gëm suñu borom ndax fépp la méttee te wax dëgg yàlla gis moo fi lu jar xaru ndax xaru moo nekk lu mujj la dernière des choses mooy xaru l'irréparable waaw man moom daray àddina gisuma lu tax may ndax chaque jour nga gis lu jar li ni mel mais ana lu tax nga def ko da ngay perte les rek bien vrai que dëkk bi métti na mais kan moo ñu ko teg suñu borom kenn teguñu métti dëkk bi ku dul suñu borom du Macky Sall du sam papa du kenn suñu borom moo ñu ko teg dañ koy nangu accepté ko dund ko tel qu'il est boo ci bëggee boole xaru nag yaa xam boo demee nga layoog suñu borom man noonu laa jàngatee mbir mi. maa ngi lay delloo ziar ba. tur bi nan la. Ahmadou Bamba dina baax. Ahmadou Bamba tey ñu nemmeeku nit ñi nga xamante ne dañuy dem di xaru di ñàkk seen bakkan ci ay anam yu doy waar ñiy dem ba wax ne ñu koy def amaana dañoo dem ba décourager seen vie tey yow ban njàngat nga am ci loolu. waaw xanaa di wax comme jàngat bi ñëpp di am rek mooy àdduna nit mënul am lu la suñu borom joxul. mënoo ñàkk tamit lu la suñu borom bëgg a jox doomu aadama yëpp nañ am gëm-gëm ne. lépp lu suñu borom bind sa jëbi ba keroog ngay génn àdduna da nga koy am lu mu wax ne doo ko am nag ba keroog ngay génn àdduna bu ko ñëpp bëggoon jox la ko tamit doo ko jot kon nit ñi ñoo war a xam ne jël lépp rek delloo ko suñu borom bu nit amee fukk suñu borom jox la benn bul xool fukki nit kële da ngay xool xam ne am na koo xam ne suñu borom joxu ko dara am na ku ko woy xaw ma Aline Mbaye Nder la xaw ma nee na non Pape Diouf mu ne yàlla day jël kii jox ko lii kii lu na gàññi kii lu tuut kee du am dara loolu mooy àdduna day am ñu am lu ne gàññi am ñu am lu tuut am ñoo xam duñu am dara sunu borom moo bindee noonu. est-ce que tey jotu tamit réew mel ni Sénégal partage di am ñi nga xamante ni ñoo am ñuy jàppale leen di doole est-ce que su boobaa tamit jàppalante bi bu amee du gën a changer les choses. yàlla sunu borom xool na néew di doole bi moom moo jox kenn xañ néew di doole bi na xam ne kii sunu borom a ko jox doomu aadama na xool fi ko sunu borom defoon sa biiru yaay. kenn fekku la fa te moo gënoon a xat fukki junne yoon amoo wéttal amoo dara sa yaay mooy lekk suñu borom transformé loolu def ko soow mu jox la nga nàmp mu génn boo nekkee doomu aadama nag ñëw ci àdduna bi nga xam ne yaatu na lool moo gën a yaatu sa biir yaay gën koo sedd am fi tàngoor fële tàngoor kese la woon te fii am na sedd boo toogee ci naaj bi léegi bu la neexee nga déplacé wu dem ci kër gi mais sa biir yaay amoo woon loolu fi nga toog rek ngay toog suñu borom moo la fa doon fekk ay xéewalam boo ñëwee ba ci àdduna nag nga xam ne moo gën a yaatu nga am doole da ngay jël lépp teg ko sa côté caméraman bi ngay def nii caméraman bii nii ñëpp dinañ feeñ waaye moom du feeñ te pourtant lépp luy feeñ moom moo koy feeñal technicien bi lu mu aay bu jëlut woon lu baax moom caméra technicien bi mënut a monter lu baax yow loo mën a wax ak loo rafet caméraman bi nga xam ne moom moo lay jël du feeñ moom chaque jour day nekk ci ginnaaw sunu borom noonu la mel ay mbiram kon na ñëpp jël rek
culture yi nga xam ne moom la suñu mag ñi bàyyi woon ñu doxee noonu te wékk lépp ci yàlla xam ne ndaw moom fekk yaa ngi nekk ndaw rek dara jomb la amul xaru amul def lu bon amul def lu ñaaw luñ lay xeebee amul dara fi mu ne métier bi nga nekk nii muy journalisme wala animateur am na ñoo xam ne ñoo la ci gën a siiw fukki junne yoon gaa mën nga leen ëpp diplôme mën nga leen ëpp capacité ëpp leen niveau mais suñu borom moom la neex mu teg leen foofu noonu boo ko nangoo rek mu teg la fa boo ko bañee nag jéem a imposer rek suñu borom bàyyi la ak bi àdduna noonu la ay ca waaw am na solo ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax kàddu rafet na. aja merci beaucoup maa ngi leen di kontaanee bu baax a baax. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous vous appelez comment? Moi je m'appelle Hamidou Kébé. Amadou Kébé, au Sénégal, on constate qu'il y a beaucoup de suicides. Les gens se suicident. Est-ce qu'en tant qu'étudiant, tu peux nous apporter ton avis sur ça? Oui, parfaitement. Nous sommes arrivés à un stade de vie aujourd'hui au Sénégal. Nous avons constaté qu'il y a parfaitement beaucoup de suicides. Cela est dû à plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est un facteur social. Bon, vu que aujourd'hui au Sénégal, les emplois ne sont pas fréquents, surtout la jeunesse fait face à une crise de travail. Cette crise consiste à savoir en premier lieu les étudiants, par exemple, qui étudient jusqu'à avoir un certain niveau d'études et rencontrent un problème d'emploi. Donc cela peut être un facteur. Bon, un autre facteur est lié à un facteur familial. Bon, tu peux vivre dans une famille à qui tout le monde fait espoir à toi, alors toutes les conditions ne sont pas réunies pour tout simplement répondre à certaines vocations familiales. Cela peut constituer un facteur aussi. Donc si tout le monde porte un espoir sur toi, tu n'arrives pas à satisfaire certains besoins, donc si tu n'as pas beaucoup de maîtrise, tu peux aller t'avorter à la suicide. Donc ça, c'est un facteur. Merci. Quel message lances-tu à travers KSTV pour la jeunesse sénégalaise? Bon, parfaitement, je lance un appel solennel à toute la jeunesse de se remettre en cause pour savoir que aujourd'hui, l'espoir du Sénégal repose sur sa jeunesse. Donc sa jeunesse doit être tout simplement une jeunesse qui se maîtrise, une jeunesse qui s'active au développement du pays et laisser certaines mesures de suicide parce que c'est pas intéressant. Et je lance un appel aux familles même, en même temps de maîtriser certaines conditions. Voilà. Et pour le gouvernement? Bon, le gouvernement a une responsabilité énorme face à la jeunesse parce que il y a un problème. Nous constatons au Sénégal il y a un problème d'encadrement de jeunesse. Ouais, donc nous lançons un appel solennel au gouvernement de faire des politiques de rétribution face à la jeunesse, c'est-à-dire éveiller la jeunesse dans certaines circonstances. Ouais. Merci beaucoup monsieur Abdoulaye pour votre contribution. Ouais, merci. doole ziar. tur bi ak sant bi. Khadijatou tey ñi gis ni Sénégal dañ fay nemmeeku lu doy waar loo xamante ni mu suñ fay am suñu jamonoy maam on peut dire mooy xarum bi dafa bëri torop lan moo koy waral ñàkk bi moo bëri wala ñi ñee gëm a dut yàlla. waaw parce que jamono dafa metti ba pare tamit aussi nit ñi gëm nañ yàlla sax waaye jamono moo metti parce que la amoon amatul ndax léegi da ngay gis koo xam ne tey du am dara day xëy wàccaale loo xam ne du ko mën a yóbbu këram bu si passé aussi tamit xaalis bi fa la yem imagine tamit bu la yàlla mayee njaboot joo xam ne tamit mënoo ko yor ñun daal nañ santaat yàlla bu baax gëm yàlla tamit. est-ce que tey tamit jotut ndax famille des fois da ngay gis frère day am beneen frère ñàkk ñu jël rakk teg ci kaw mag est-ce que des fois yooyu tamit du doo xaw a doon conséquence. waaw loolu tamit am na parce que loolu tamit si waajur yi la ndax nit ki rakk mën na am mag du am des fois mag am rakk du am yàlla xam nga dafa bind te yemalewul ndax nit a ngi bokk ndey ak baay bokk fanaan la comme niñ ko waxee rek léegi jàmbur lim la mën a sax famille mënul la turu ko kon nañ santaat yàlla rek santaat yàlla bu baax a baax te gëm yàlla te xam ne lépp dina baax incha allah. macha allah kàddu rafet na ban message ngay lancé jeunesse bi. waa ñu dolli bàyyi xel yàlla te gëm yàlla. te xam na lépp loo am rek yàlla la ndax gëm naa ne boo gëmee sa bopp suñu borom dina la fekk si loolu rek laay wax askan bi di la santaat yow it bu baax yàlla defal la jàmm ak tawféex.
Khady kontaan naa ci yow merci beaucoup. merci beaucoup. mbokk internet KS TV fii la ñuy jeexalee suñu rubrique tey dañu ñun wax ci wàllu xaru mi nga xamante ne nemmeeku nañ ko ci Sénégal mu bëri lool di wax ñi ci naan nañ bàyyi xel ci yàlla te xamante ni àdduna moom dara xëyut sotti te dara xëyut yomb nañu góorgóorlu te gëm yàlla saa su nekk di wax tamit famille ni ñuy yemale xam ne frère bu amee doonul loo xamante ni yàlla moo ko jagal frère tamit bu ñàkkee day doon loo xamante ni yàlla buur bi moo ko jangale noonu àdduna noonu la ñii dañuy am ñiy ñàkk kon nag nañ ñaan yàlla jàmm sax Sénégal ñi ñëpp di dellu si xel yi ak xol yi ñëpp lépp ñu tabax ko mu doon benn incha allah c'est le Sénégal qui gagne kon nag Fatou Kiné la woon tey seen rubrique bi nga xamante ni ñoo doon waxtaan ci affaire xaru ma àndoon fekk sama tonton laay wan ci caméra bi di gërëm toute l'équipe de la KS TV Sénégal fii nag moo taxaw mooy place sama waa ji sëñ Saliou macha allah kenn ci man di ma jàppale ci job bi bu baax a baax maa ngi gis partage maa ngi gis ni nga may soutenir sama émission yi di la jaajëfal bu baax a baax di dox daje beneen yoon incha allah.